amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax ci dellu fa kay dellu fa joor di ñaax loxo ci kaw war ma ñëw ñu may jógu loxo ci kaw awa baba jaab awa loxo ci kaw déggal fal amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax ci dellu fa kay dellu fa déggal seet ñani la ani sama maam képp kuy mali seen loxo ci kaw amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax loxo ci kaw war ma ñëw ñu may jógu loxo ci kaw awa baba jaab awa loxo ci kaw déggal fal amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax ci dellu fa kay dellu fa déggal seet ñani la ani sama maam képp kuy mali seen loxo ci kaw amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax loxo ci kaw war ma ñëw ñu may jógu loxo ci kaw awa baba jaab awa loxo ci kaw déggal fal amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax booy wéet di xaru awu leen ma xaru yéen ñi awu leen ma xaru am na ñoo xam ni du ñuy wéet di xaru li ko waral mooy seen fii du neex wali baaxol yaa ngi feex bay si yow doxal baaxol yaa ngi feex man sama xol bi mën dafay neex baaxol yaa ngi feex bay baaxol yaa ngi feex bay woo wallaay sama xol bi dafay neex man baaxol yaa ngi feex am na ñoo xam ni bu ñuy wéet di xaru am na ñoo xam ni bu ñuy wéet di xaru am na ñoo xam ni bu ñuy wéet di xaru li ko waral mooy seen fii du neex wali ku ko wan sa fii du neex baaxol yaa ngi feex bay baaxol yaa ngi feex bay woo wallaay baaxol yaa ngi feex sama xol bi kon dafay neex bay baaxol yaa ngi feex bay am na ñoo xam ni bu ñuy wéet di xaru am na ñoo xam ni bu ñuy wéet di xaru am na ñoo xam ni bu ñuy wéet di xaru am na ñoo xam ni bu ñuy wéet di jam seen am na ñoo xam ni bu ñuy wéet di jam seen li ko waral mooy seen fii du neex Wally Seck ku ko bañ sa fii du neex baaxol yaa ngi feex bay baaxol yaa ngi feex man sama xol bi kon dafay neex bay baaxol yaa ngi feex bay baaxol yaa ngi feex dama di xol yaa ngi feex amee ci xol yaa ngi feex bay arma ca xol yaa ngi feex Aziz Fay xol yaa ngi feex tànk si sa xol yaa ngi feex baaxol yaa ngi feex baaxol yaa ngi feex am na ñoo xam ni bu ñuy wéet di xaru ku la bañ xolam du neex
baaxul yaa ngi feex mbay baaxul yaa ngi feex baaxul yaa ngi feex man sama xol bi dafay neex mbay dellu fa kay dellu fa di ñaax loxo ci kaw war ma ñëw ñu may jóg loxo ci kaw awa baba jaab awa loxo ci kaw déggal fal amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax ci dellu fa kay dellu fa déggal seen gani la ani sama maam képp kuy mali seen loxo ci kaw amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax loxo ci kaw war ma ñëw ñu may jóg loxo ci kaw awa baba jaab awa loxo ci kaw déggal fal amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax booy wéet di xaru awu leen ma xaru yéen ñi awu leen ma xaru am na ñoo xam ni du ñuy wéet di xaru li ko waral mooy seen fii du neex wali baaxul yaa ngi feex bay si yow doxal baaxul yaa ngi feex Mariasin doxal man sama xol bi moom dafay neex baaxul yaa ngi feex bay xool yaa ngi fee baaxul yaa ngi feex bay le maire Cheikh Tidiane Lo ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a 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 baax ku déplacé ay ministre ak ay maire fii ci Thiès xam nga ni sa engagement ministre Diatara xam na ko sa engagement président Idrissa Seck xam na ko sa engagement le président de la République monsieur Macky Sall xam na ko loolu la Cheikh Tidiane Lo def tey dajale tout le quota politique bi nga xam te ne moom mooy waa Benno Bokk Yaakaar ma bëgg ngeen tàccu na leen bu baax a baax a baax a baax coow li bari na doon sama xarit nekk sama cheikh on a un parcours politique similaire depuis ba ñu nekk élève ba ñuy nekk université moom ba ko nit ñi di wóolu du léegi ba ñuy nekk élève la nekk suñu leader bi ñu jiite ñu nekk université mu nekk suñu leader bi ñu jiite ñu nekk faculté droit mu nekk président amical ba ñu nekk coordination des étudiants thiessois ñu nekk def ko président ba ñu nekk UJTL ñu def ko secrétaire général ba jeunesse Rewmi ñu def ko coordonnateur bi ñu ñëw Thiès ñu def ko le premier secrétaire élu ñu ñëw conseil départemental ñu def ko le premier vice-président ren ji dama bëgg ngeen xamante ni ngeen am ne bu compétent le ministre waaw kon leer madame Bintou Basse ngi nii moom mooy candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar ci commune Thiès Ouest
jërëjëf mbir mi soreetul dimanche bii di ñëw bi ci toppaat la ñun mag ñi sax wax waratu xanaa ñaanal xale yi rek ndax boo demee nag ba jur péerum réew jur ministre bu nekk ci réew mi macha allah da koy dégg ñëw di ko ñaanal ànd ak jigéen ñi xam nga man sama xol bu seddee sax li may mën a wax damay réer su ma geesoo gis jatal rek sama xol day sedd waaye ba muy daata ñëw fekk na fi magam Idrissa Seck ma uuf ko jarbaatam ngi fii ci làng gi di ma dégg te xam nga mbokki gën doon ni baax jafe na baax yàgg ca moo jafe man ñi ma àndal ñëpp macha allah ñëpp a baax ñëpp a gore te man di war a tubaab bi dara may naqari ndax ñëpp a may bégee ku ma mag ñu ngi may naan yaay ku ma tolloog sama doom ñu ngi may naan yaay samay sët ñu ngi may naan yaay kon man lu may dawati bay daanu kon dénkaane ka nga wóolu monsieur le ministre réew mi waxuma Idrissa réew mi la wóolu réew mi damay ñaan yàlla daal yàlla bu la cet jiitu li ñu yaakaar teew lépp yàlla ko suñu borom def man mënumaa wax ci yéen yow ak Idrissa ak ñi ngeen àndal parce que ku fi jaar rek boot naa la rokkante keroog ba may boole ak yow ngay xale bu ndaw di mi tëdd kër daaba ba ma wooyee dama ne yow man kuy jatar ci àddina nga ne ma Idrissa moo ma boole ak yow Idrissa ba mu ñëwee kees dama leen koy wax de du ma njaaloo du ma lekk du ma mooy yàlla waaye jaay ko fi muru laa woon Idrissa Seck moo ma ci jëlee dem naa Makka ñetti yoon yóbbu fukki nit ak ñeenti Makka benn meer defagu ko fi keneen defagu ko fi lépp Idrissa Seck coow li Idrissa Cheikh Lo nag dëgg mënu ma ni càpp Cheikh Lo ba may ànd ak moom ak yaayam xaw ma woon ne mais Rama Thiam moo yaayam mu am benn mag bu nekkoon sapeur pompier booba aw ma robinet waaye damaa jigee kaan fajar mag bi ma yee sama waa kër kaay leen ma ànd ak yéen di leen roote moom ñoo bokk ndey ak baay kon loo jëmbat ëllëg rek tey looloo tax nag ma jàpp la ngay xale bu am ngor ngu kilifteef te da ku yàkkamtiwul am la nga bëgg daanaa dégg benn théâtre kat bu daan wax waajo ba mu ñëwee sëpp ko yéen ñëpp xam ngeen loolu waa ji si gi xool ko ne ko yow yaay malaaka mi mu ko waaw man de xalaatuma man ma dee kon lii jooy rek laa xalaat xam nga loolu wax la lu am solo la Cheikh Tidiane yàkkamti woo gaawtu woo dalal sa bisa di doom tey ñun ñii nga xam ne bu ñu jógee topp leen Idrissa ba muy jóg man la ante jee mer caaneloo ami ko la jéet ñoo ko daan wër di ko feccal mel ni ay law beem ba tey ñëw rek ci dara kon defe naa ni sax su àndee ak rakkam Macky Sall ànd ak ñeneen ak ñoom Siré Dia boobu miinu ma leen ndax man la ma gëm du ma ko gëmee rek damay gëmu fasuus ba néegi sëñ ñëw na rek ma ko woon waaye ndekete góor yaa ngi ci biir maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi ñaan yàlla ba bis bu ñu ko wotee ba gañe ko cam ñi naan mën a kon coow laa nga ca teen la ñu amul baaga ñi naan mën a
ba ñu yegg ca bis ba ndax Cees ay goro fi def surtout nag jigéen ñi nag ndax fi jigéen ñi toog man nag dama leen ñaan yàlla ni ngeen jël sérénal yi jox ko góor ñi jox leen carton yi waaw ndax xoolal jigéen ñi jox nga ma ngi fi toog xool ne fi ñu toog macha allah waaye bu ñu kenn rey bu ñu kenn jaaxal coow mi ñu na waay Voilà, merci beaucoup. ngeen tàccuwaat suñu yaay Garmi Fall si de Diane mu ngi ngeen tàcc ba leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax la délégation de monsieur Mamadou Gningue de l'ASP ñoom itam ñu ngi fi baax a baax a baax mais sans oublier ki nga xamante ne keroog moom moo toj ci Lamine Ndeye Niang seede na loolu maa sër Ndeye Niang na Maodo Malick Mbaye troisième leen gëm sa bopp ci loolu ginnaaw ba ma sant yàlla di sant sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu waa Cité Kilo di nuyu waa Cité Ñax fi yàgg nañ fi lool li ciy wax dëgg la Ngiraan Njaay fi la nekkoon ñu ànd bu dégg bëccëg suba ngoon mu nekkoon secrétaire général troisième section ma nekk responsable di maire bi kon fii sawar naa fi taxaw su ma fi taxawee damay bëgg di ñaanal Ngiraan Njaay tamit yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana moom yaayam ak papaam ak ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu Cheikh Lo macha Allah taxawaay bi def nag Cheikh day góor man de Cheikh dafa ma defal lu bari defaloo ndax Cheikh damaa war dem assemblée aw ma oto xam nga da nga dem assemblée toog lu yàgg bu fekkee amoo oto nga koy door am Cheikh saa yu xëyee suba soo dem assemblée moom may jël si yóbbu su jeexee moom may jël daal indi ma Thiès ba ni maa amee oto comme kii def na ma lu rëy bu ànd ak man bu dégg ba teg te ba léegi bàyyiwuma nag dama ko ñaanal yàlla fal ko cat may ko suñu gudd may ko wér li mu daw ci parti bi yàlla ko suñu borom wan su ma fa jógee rek damay wëlbati sama député sama ministre Yankhoba Diattara mention spéciale loolu de jigéen di woon de bi nga ñëw léegi gis nga jigéen ñi macha allah ñëpp a ngi génn macha allah ndax li nga ñu def financement yi ñuy jox tax na jigéen ñëpp sawar nañu kon dañ leen ñaanal yàlla yal na la ko yàlla yokkal te jigéen ñi yàlla ñëpp am na ndax jigéen ñi tax la ñu xaalis bi lool ndax dañuy liggéey te ay góor lañu ay jàmbaar rek moo ne ci jigéen kon nag nañu gën a jàppale yaa ngi ñu jàppale mais kontaan nañ mais nañu gën a jàppale ñaan yàlla nag mu la fa la jot te may la fan gudd may la wér te jox la mairie ville bii di jëm incha allah su loolu passé ma jublu ci Sayer Mangane sama doom sama xel Sayer góor la buri la yaaram la bu liggéey bu bëree moom la mais bu coow li bëree du moom di ko ñaanal di ko jàppale di ko taxawu nag di ñaan nii jàppale ko ba élection yi di ñëw ñu jox ko maire Thiès Est bu ko joxee maire Thiès Est nañ jox Siré Dia département bi nañ jox Lamine Diallo maire Thiès Nord nañ jox Adja Bidé Bass na nga xam ne moo ñu sagal ñu jigéen ñi ndax jigéen la comme ñun ñu jox ko maire Thiès Ouest gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp maa gërëm ñëpp bég naa lool yàlla na yàlla defal jàmm na ñëpp jëli seen carte na ñëpp wote bu bis baa bu ñu jógee fii nag ñu woo ñoom Youssou Ndour rek ñoom Wally Seck ñëpp ñu bigal jërë ngeen jëf kenn amul jot mais bàyyi ngeen yëpp ñëwuy si Cheikh Lo kon vraiment maa leen wax jaajëf di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla fay lii ngeen def man nag amatuma la wax xam nga tax amul wax sooy dem ci làmb ja nee nañu bul bàkk mais man de su ma dem ci làmb ja damay bàkk ci kattanu yàlla su ma dem ci làmb ja dama am sa bàkk damay bàkk waat mais ñi ñi nekk suñu kanam man tegu ma leen sax ne dañuy xëccoog man ndax dañ ko fee liggéey nekk ci nit ñi nekk ci soxla yi nit ñi nekk ci yitte nit ñi ku feebar ñi ngi taxaw ku xiif ñi ngi taxaw lépp ñu ngi ci nit ñi tey nag mënoo ñëw rek ne am nga xaalis présenté sa xaalis ne damay joxe leket joxe nangam waa Thiès kenn du leen jënd de mais nag lu ñu indi lekk leen mais
nañu delloo buy ca booy ba buum ca booy booy ba rek buum ca booy booy ba rek man aw ma problème je suis confiant li ma jaaxaloon rek xëy na am na ñoo xam ne xamuñu bulletin bi ñuy wotee te booba ñu ngi liggéey boo xam ne pour wan nit ñi bulletin bii la ndax daf maa gaañoon 2017 wotuma mu gaañ ma bulletin bii la du orange bi yoon bii la 2017 moo ma gaañ moo tax damaa jóge sama tànk bii këroo kër ma dugg fa du orange bii la bi yoon ku ma bëgg a woteel Jatara woteel Cheikh Lo woteel Mangane woteel Lamine Diallo woteel Siré Dia dugalal bii soo dugalee bii dab nga sama bànneex soo ko dugaloon nag rey nga ma de nañ ko dugal leen bii merci beaucoup maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp félicitations à mon petit frère Cheikh Lo merci beaucoup Cheikh waaw di remercier nag Jatara kii mënuñu koo fay yàlla moo ñu ko jox nañ ko jàpp fukki loxo li muy daj ci xale Thiès ak jigéenu Thiès su ko neexoon du ko mais moom la fi mu ne am na 100 millions tegaat na ci 200 nga jëm 500 1 milliard pour jigéenu Thiès tàcc leen ko ku yëg waa Thiès ñu yëg la ku yëgul Thiès ñu la yëg maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp merci beaucoup ça c'est mon frère Mangane ku ko wooteel wooteel nga ma ku wooteel kii wooteel nga ma ku wooteel kii wooteel nga ma ak Binta Baas ak Siré Dia wooteel leen ñooñu ñu jeex balaa 6 heures na jeex tàkk merci beaucoup. merci beaucoup Didier. monsieur le nga xamante ni confiance ak li mu réalisé moo tax ñu wóoluwaat ko Didier wool yàgg alal moom la ñu wóolu moom lañ fiy tegaat au niveau de la mairie de Thiès Nord dama bëgg ngeen tàcc ma ko bu baax a baax. merci beaucoup Bassirou beaucoup ñu yëkkati kàddu bi nuyu mbooloo mi yëpp nuyu tous les responsables yu nekk ci tribune yi di beneen nuyu le ministre Yankhoba Diattara mais également les candidats suñu sœur Binta Bass de la commune ouest suñu frère Seer Mangane de la commune est du sant bu baax ak ngërëm suñu frère Cheikh Lo c'est un jeune mais un jeune engagé déterminé loyal fidèle derrière le président Idrissa Seck. Et cette manifestation aussi da koy confirmer. Cheikh, toutes nos prières vous accompagnent. Beneen bi, nous sommes dans la commune Est. Damay tout le temps dafa am lu ñuy dégg ci candidat yi à la commune Est. Mais dafa am benn waay bu ma yërëm à la commune Est parce que dañ ko gëmloo lu mënta nekk nee leen ma boobu candidat nu mu tudd candidat boobu dañ ko gëmloo ni mën naa gagner Est waaye dama ko yërëm au soir du 23 janvier bu résultat yi jógee cité Lamine jógee cité Senghor jógee Diamaguène ñëw cité Pire dinañu xam ni Thiès dafa yàgg am borom rawatina ba président Macky Sall nangoo ko ne ko yow président Idrissa yaay borom Thiès tànnil say candidat sama njaboot ànd ak yow kon le soir du 23 janvier il y aura pas de débat je vous remercie. tàcc leen ko bu baax Lamine Diallo tàcc leen ko bu baax a baax mais je crois que monsieur le ministre je crois que benn recours day jógee côté fii ndax ñun ay Lamine Diallo ay Diattara bu ñu nekkee jeune man dama xamul les incompétents yi nekk fii di yëngal Thiès ñoom ñooy ñaan jeunesse bi ba ñu yóbbee retraite politique dafa yàgg alors dama bëgg ngeen tàcc la jeunesse de Thiès bu baax a baax voilà des jeunes déterminés ñi nga xamante ne ils ont porté le combat aujourd'hui nee nañ Thiès kenn du fi daagu te ñoom ñu fi nekk.
salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom bi julli ci sangu-sang yi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu monsieur le ministre Yankhoba Diattara di nuyu monsieur le maire Sayar Mangane monsieur le maire Lamine Diallo di nuyu honorable député Fatou Ndiaye Tamsir di nuyu honorable député également Adja Galmi Fall borom Tawa Thiam maa ngi leen di nuyu yéen ñi ne ci tribune bi ak ñi suñu mbokku jigéen ñi ñi fi nekk ak jeunesse bi yëpp jeunesse bi yéen laay njëkk a waxal yéen ay sunu njaboot yéen ay suñu doole yéen ci yéen la ñu wéeru ci yéen la ñu sukkandiku yéen la ñu àndal tey ba ëllëg yéen a ñuy protéger yéen a ñuy aar yéen a ñuy wattu yéen a ñuy jàppale d'accord naa bu baax macha allah su ma wëlbati ko nag damay wax ak sama mbokku jigéen ñi le président Idrissa Seck ak son excellence le président Macky Sall bu ñu tànnee jigéen jox ko mairie ouest du Binta Bass dañu tànn mais jigéen ñëpp lañu tànn ma bëgg jigéen ñi ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax buñ nee jigéen rek la mën a doon mënul doon leneen kon ñun jigéen ñi am nañu ay wéeruwaay yu dëgër ndax nag muroog soow moom yaakaar naa ni ku xiif boo ci defee mburu dool sotti ci gloria bu amul suukar sax danga koy mën a lekk te loolu la ñu fas yéene incha allahu rabbi bu neexee yàlla au soir du 23 janvier man xam naa ne sama mbokku jigéen ñi kenn du ci des gannaaw danañu teel a togg dinaay faral di dégg koo xam ne naa bis boobu da ngay togg yaasa ndax moo gën a gaaw waaye xoolal kenn ku ci ne na togg plat bu ko neex te dañuy voté te dañuy ni ndëgam neex la ciy maye waaye na ngeen xam ne mbiru jigéen ñi la du mbiru kenn jigéen ñi la ndax le président Macky Sall son excellence ak le président Idrissa Seck li ñu wax du deñ te li ñu bëgg mooy ñu jox leen victoire incha allah au soir du 23 janvier te am naa yaakaar ne incha allah dinañ ko am. du ma jeexal te nuyu ma Cheikh Lo ndax mu Cheikh Lo nag coow li tey yow lii nga def coono mënu ko xale nga di la sa yaay wax léegi ne la daagul politique du course de vitesse course de fond la yaa ngi ci fond bi incha allahu rabbi mu yow di suñu frère di suñu xarit Bassirou Bokoum yéen moom gàcce ngaa laa yéegalu ñu ñu benn yoon heure bu ñu tourné ñu ngi leen di gis yéen a ci suñu kanam yéen a ci suñu ginnaaw yéen a ci suñu wet kon yal na yàlla fay leen yal nañu bokk ndam li au soir du 23 janvier incha allah maa ngi leen di sant di leen gërëm. tàcc leen ko bu baax waaye tàcc leen waa doon am la maire ci base bu baax a baax waaw monsieur le ministre Cheikh ñu ngi may signaler ici les représentants de l'AFP monsieur le maire Boubacar Ndiaye mu ngi fi ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax nekk ci coalition bi alors loolu laa bu tëb fi ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax léegi nag dama bëgg Tilma Kër Dado Cité Lamine Parcelles Fayu ki leen nekk seen maire mooy kan le jeune maire l'incontournable le compétent dama bëgg ngeen ci tàcc ko ndax mooy seen maire dama bëgg ngeen ko tàcc ko parce que moom le
asalaamaaleykum waa Malamine Senghor asalaamaaleykum waa Buntu Deppo asalaamaaleykum waa Cité Niakh macha allah tabaarkalla ñu ngi leen di nuyu di leen ziar man la Khoudia Ousmane Ndiaye man la Khoudia Ndiaye man la Khoudia Ndiaye DPF man la Khoudia Ndiaye Cité Bureau man la Khoudia Ndiaye centre de formation macha allah di ànd ak sama càmmiñ nag Cheikh Tidiane Lo di ko gërëm ci taxawaayam ndax Cheikh Tidiane Lo defe naa ne xamante nañu léegi moo 30 ans ci politique bi ba muy démarré ba tey man moo may ànd loolu la yàlla dogal di gërëm nag ñi nga xamante ne ñu ngi kii jotaay bi yëpp bàyyiwuma kenn waaye di ci jiital nag sama càmmiñ Yankhoba Diattara Yankhoba Diattara su ma duggee wax dinaa jooy ndax am na lu ko waral waaye nag lii rek laa bëgg Yankhoba Diattara lii rek laa bëgg damay soxla ci zone damay liggéey ci zone bi te ñii ñëpp xam nañ mbooloo bi yëpp xam nañ li may daj dafa jàpp naa liggéey jàpp naa jàmbaar naa ci fi ma nekk kii mooy maire zone est Yankhoba Diattara mooy maire ville Siré Dia macha allah mi nga xam ne dana moom dagg boobu gàcce yi ci zone bi yëpp nag moo nekk département kon ñu ngi gërëm ñëpp di siyaar ñëpp Cheikh Tidiane merci beaucoup. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant waaye li ma njëkk woon bëgg commencé dama mos a seetaan saa neex muy wax am benn waaye di wax avant que muy wax waa ji wax ba pare mu ne ko man de li ma bëggoon a diir far nga ko diir waaye daanaka rek man li ma bëggoon a diir ma Ndiaye diir na ko ci chanson bi merci beaucoup ma Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax a baax mais maa ngi commencé samay kàddu ci nuyu sunu mag sunu kilifa ku ñu jiitu ci keppaaru président Idrissa Seck mooy le ministre Yankhoba Diattara maa ngi koy nuyu bu baax a baax ci taxawaayam ci ñun ci taxawaayam ci parti bi ci taxawaayam ci président Idrissa Seck maa ngi koy nuyu aussi par rapport ak initiative yi ñu jël ci suñu tur ñun ñëpp ñu bokk parti réew mi ñu bokk mouvance présidentielle ci taxaw waa Thiès particulièrement les femmes monsieur le ministre ñu ngi lay encouragé bu baax pour que nga persévérer ndaxte lii ngay defagum xam nañ ne asaka yéene la ñoo ngi lay encouragé nga gën koo saxal gën koo lawal ndaxte population thiessoise bi en particulier les femmes fu président Idrissa Seck mës a woote desuñu ginnaaw ñun tamit comme ni nga ko tax ma waxee lu am rek war nañ ko bokk ak ñoom te yow commencé nga ko ñu ngi la ci encouragé bu baax maa ngi nuyu aussi sama collègue yi nga xam ne ils sont candidats désignés mën naa ci jiital comme honneur aux dames mooy madame Binta Bass comme ni ko gars yi waxee madame Binta Bass maa ngi koy nuyu bu baax mais di nuyu aussi quelqu'un de très compétent que je connais bien mais koo xamante ne nawloo naa xelam trop en politique muy monsieur le maire Lamine Diallo ma ne ko boo nekkee Thiès bu ñuy xool politique di ko takk ci compétence damay jàpp ne moom mooy messi yu politique bi donc maa ngi koy sant bu baax ci présence am mais di nuyu suñuy yaay suñuy wéetal bala maa tudd seen fan njëkk leen a ñaanal ñu am fan wu gudd boole ko wér gu yaram muy honorable député Adja Garmi Fall mais honorable député Fane Ndiaye tam Sédhi ñu lay nuyu bu baax maa ngi nuyu aussi comme si ma tàbbi fii fief la bastion la boo xamante ne ñëpp xam nañ amoon nañ kilifa bu mag bu fi nekkoon doon wéetal président Idrissa Seck ci politique yàlla def mu wuy ji sunu borom yàlla na ko yàlla xaare àjjana yu gën a kawe yokk leeram mooy doyen Ngiraan Ndiaye maa ngi nuyu famille yëpp ci kóllëre gi ñu am ci taxawaay bi ñu am ba léegi ci wetu njabootu président Idrissa Seck yëpp
mais ñoo ngi nuyu aussi sunu jigéen Seynabou bi nga ba di jarbaatam moom tam ñu ngi ko nuyu bu baax mais maa ngi nuyu sunu xarit mooy Abdou Latif aussi ci taxawaayam moo ngi nii borom costume bu rafet bi sunu wet maa ngi nuyu sunu frère vieux ci taxawaay bi mais di nuyu population bi yëpp mais di mujjee koo xamante ne mën nañ ko njëkkee waaye moom la ñuy mujjee pour que ñëpp xam dayoo bi ñu ko jox par rapport ak taxawaay bii ñu taxaw muy sunu frère koo xamante ne moom ak le maire Lamine Diallo am nañ similitude yu bari ndaxte c'est des fins tacticiens en politique mooy je veux nommer Cheikh Tidiane Lo monsieur le maire. maa ngi koy nuyu bu baax c'est un ami un frère quelqu'un de très dégourdi très actif mais macha allah très intelligent quelqu'un de très réfléchi qui vit politique mais qui vit la politique de manière très positive. Cheikh vraiment ñu ngi lay sant bu baax di bëgg ci taxawaay ci initiative bi nga def te def lii xam nañ ne mën nga lu ëpp lii ñamalit rek la xam nañ ne buñ demee ba ci kanam boo laabalee dina gën a xiir mais maa ngi nuyu aussi li ma sama rakk ji waxoon ne ma sa réew da ngaa teel a njaboot waaye bañ ma joxee est rek laa njaboot macha allah maa ngi nuyu bu baax suñu jeunes yi ci seen taxawaay seen accompagnement suñu gunge ci ñun bu leen jeune de l'Est maa ngi kontaan bu baax a baax waa ouest ak nord bu leen mel samay waa teg ngeen ba tey maa ngi leen di sant bu baax mais aussi di nuyu ñi nga xam ne yàlla dañ ñoo boole ci coalition bi depuis boobu ba léegi ñu ànd ak ñoom ak engagement bu ànd ak sincérité ak taxawaay bu mat sëkk ñëpp nag autant qu'ils sont donc bu ñu ñëwee zone bi ki nga xam ne war nañ ko fay jukki njëkk ko génne muy le PCA di suñu nijaay Siré Dia di ko nuyu bu baax ndax taxawaayam ci dëkk bi mais di ko nuyu bu baax ndax taxawaayu waa këram ci suñu wet donc koy nuyu bu baax a baax waaye aussi ñi ngi nuyu képp koo xamante ne buñ ne ana waa kër Maodo Malick Mbaye di nga yëkkati sa loxo ñoo ngi nuyu aussi képp koo xamante ne buñ ne kan mooy gunge le président le vice-président Abdou Mbow l'honorable député di nga yëkkati sa loxo ñoo ngi nuyu également waa kër Mamadou ñu ngi nuyu famille politique yi est bi yëpp mais di wax rek ne Cheikh di ko tëjee mooy kontaan du weesu kontaan nañ bu baax a baax yàlla na yàlla yokk taxawaay bi merci beaucoup je vous remercie. mbokki TFF ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci turu président Siré Dia fi may tàmbalee sumay kaddu dañ koy jëmale ci monsieur le ministre Yankhoba Diattara ci présent monsieur le ministre président nee na yow frère am rakam la waaye ñu compte sur vous mooy lan liggéey Thiès jëmal ko kan mu ne ma bu ma egsee it ma wax waa Thiès Est ne leen na Thiès Est waa këram la taxale ne leen Sayer Mangane bi toog dénkaanu président Idrissa Seck ci nee na luñ ko jàppale nañu gën a jàppale Sayer Mangane te loolu tax na xaaruñu Sayer muy TFF muy biir Thiès mais boo leen fi toogee mun ñu ñàkk nuyu monsieur le maire Lamine Diallo bu ñu fi nekkee mun ñu bañ a nuyu suñu maman Garmi Fall suñu maman Binta Bass honorable député Fat Ndiaye ñu ngi leen tam siir ñu ngi leen di ziar mais monsieur le ministre boo fi toogee aussi je rends hommage à un ami un frère man ku ma xam ne APR laa bokk ku ma xam ne ci politique dëgër bopp laa def sama commission dama koy défendre mais de l'histoire on a fait 7 ans à Thiès Est ñu nekk fa mii leen te xam ne malgré Thiès Est boolewuñu c'est l'AIC Balabé moo ñu boole ndax balaa pilolo je vous nomme mon frère monsieur le maire Cheikh Lo monsieur le maire DG Siré Dia nee na mu ngi lay gërëm di sant ci cëral bi nga ko cëral mu ngi lay gërëm di sant ci li nga xam te ne tey da nga koo def nee na boo ko defee defaloo ko ministre Yankhoba Diattara nee na boo ko defee defaloo ko Sayer Mangane moom Siré Dia boo ko defal ndax lépp lu ñu tëgg dee pour Siré Dia mais monsieur le ministre aussi bu ñu fi taxawee daan ko wax dañ koy gërëm il est certes de réew mi mais dama koy waxat fii parce que comité électoraux yu nekk Thiès Est yëpp à la limite Thiès 5 comités électoraux yu dee on est en avance sur tout le monde te loolu dañ koo tënk di ko liggéey am kuñ ci àndal lu may am cër ci Thiès Est ñun lépp moom la su la doyen saxal saa ci leen nag jàmbaar bi aussi góor la liggéey kat li may terminer mbokki DVF mbokki Thiès mbokki département bi
président Sénégal nee na moom président Macky Sall ak président Idrissa Seck ñoo ko cëral def ko candidat Benno Bokk Yaakaar mu ànd ci fas yéene cee ànd ak waa réew mi waaye muy wax waa Thiès ne leen benn candidat président Macky Sall amul koo Thiès ku dul le maire Yankhoba Diattara nee mu wax mu leer nee na ku mu neex nga demal sa bopp mais APR suñu candidat di candidat Benno Bokk Yaakaar c'est le maire Yankhoba Diattara mu ne à Thiès Est ku mu neex nga ànd ak ku la neex waaye Macky Sall ak Idrissa Seck benn candidat fi la ci am c'est le frère Saër Mangane kon mbokk yi ci ndigalu Sénégal li mu wax c'est clair te ba mu koy wax monsieur le ministre bu ngi toog dina le terrain rien que le terrain les ordres du président Macky Sall sont à exécuter mooy le terrain pour que le 23 le département de Thiès la ville de Thiès les 3 communes ñu gagné ko teg ci loxo président Idrissa Seck teg ci loxo président Macky Sall je vous remercie. voilà très lii ëppoon naa bañ a wax tàccu leen woon ma encore bu baax a baax monsieur Modou Fall. merci Cheikh. merci beaucoup. wetu ministre Yankhoba Diattara wetu population Thiès Est yëpp moo tax mu am droit woote lii tey te woote wul lu ndaw muy le premier adjoint de la commune de Thiès Est les compétences partagées Cheikh Tidiane boobu ko ngeen bàcc ko bu baax a baax. waa Thiès bi laa bëgg yëngal waa si dëkk la waa si dëkk la laa bëgg yëngal bu baax waa si dëkk la. non fii de moom laay def ak waa si dëkk la yëngal fi waa yow. bi ma jox ma ci jégalu bu baax parce que ce n'était même pas prévu may teg ay nuyoo su loxo suñ ko ci tegee nuyu nañ ku fépp képp koo xamante ni nekk na fi mais may gërëm Cheikh ci générosité bi dama ko woon rappeler rek ne lu doy waar dafa am monsieur le ministre c'est un ami particulier parce que au moment bi nga xamante ni Alliance pour la République booba Maodo sax mu ngi gëm sa bopp réew mi jaar gauche jaar droite demoon na ba ñu ne day complot contre le parti parce que chaque jour on était ensemble jour et nuit ngay ñag mën na seede li may wax dañ doon ñëw toog waxtaan suma kër ba guddi mu dem campagne réew mi man ma dem continuer ànd ak Maodo Malick bi ñu bokkee conseil municipal on a partagé les mêmes principes de combat ba ñuy woowee Al-Qaïda dans le conseil municipal kon su demee ba tey mu am bis bu mel nii xalaat ni war naa mën a wax au nom du comité électoral de Thiès Est damay def ay seede pour wane ne au niveau de Thiès Est li ñu naan mayonnaise bi jël na forme monsieur le maire Saër Mangane réussir na yàlla suñu borom dafa dogal may seede ne Saër mii bi ñu ne ko yow yaay candidat coalition Benno Bokk Yaakaar ses meilleurs collaborateurs j'allais pas dire et puis damay gërëm la générosité des gens de réew mi muy Dame Thiam muy Bassirou Bokoum muy Cheikh Lo muy ku mën a doon tey boo nee Saër Mangane ñan mooy sa collaborateur yu ëpp doole danaan la El Hadj Diallo ak Tafa Ko Tafa di ànd ak Abdou Mbow man may ànd ak Maodo Malick Saër dafay wane ne Benno Bokk Yaakaar boobu dëgg la monsieur le ministre ma lay seedeel ne au niveau de l'Est mon ami et frère Lamine Diallo wax na ko léegi moom suma waayu bopp la pour l'Est Lamine bu ci am benn inquiétude xam nga ku ne xam na ni Diattara c'est un agrégé en politique parce que bu dee âge bi mayewu ko carrière bi cursus politique bi ak tarbi yu Idrissa Seck ba mu jox koy lijaasa wan nañ la c'est un agrégé en politique mais dama wax ni non boo xamee ku xam Maodo Malick Mbaye xam Abdou Mbow xam Mamadou Gningue war ngaa xam ni xam Séréja war ngaa xam ni bu dee da ngay doog a def defam ci politique defam ndax politique nag soo ci duggee di doog a demal sa yoonu bopp xale yi bu ñu dawee topp da ngay foog ni gañe nga mais ku laaj weddi laajal Maodo Malick 2009 2014 dama ne bu la xale yi dawee topp ndax nga sa bopp de samay combat bi ba la ko nite combat ba jëli ci di nga wax lu set
madame, monsieur le maire, la commune Thiès-Est, ça c'est pour le Benno Bokk Yaakaar. xam nga nag wax ji ak riir mi mën na bari mais may wax nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ñaar nañu bàyyi xel ci carte muy carte bu chocolat bi am fasu parce que li ma bëgg ñu xam mooy président Idrissa Seck ak président Macky Sall mais ñun Thiès ñu doon wax waaye Idrissa Seck moom Thiès mais jubawul ak état lu mu bëgg état du ko defal depuis chantier de Thiès yi dama lay yëgal benn affaire le maire de la ville ñun de 7 ans yi ñu nekk nii gisuma kenn ku fi takk écharpe pour inaugurer dara nag rien takk écharpe nga defar inauguré amul loolu mu ngi gëj ci monsieur Diatta amaatul moom tey dama ne Promoville c'est l'état du Sénégal mooy tali yi loolu nguur la lamp yi ngay gis ñaan la 3000 lamp Macky Sall loolu nguur la dama wax ni loo gis ñu defar ko ci dëkk bi état moo ko defar waaye man maay monsieur le maire de la ville de Thiès juróom-ñaari at nga takk écharpe ne man maa defar inauguré amul xam nga nag état liggéey ba pare nga jël naan man maa liggéey dafa yomb waaye li am dafa simple monsieur Yankhoba Diattara moo nekkoon maire de la ville de Thiès ñiy doxal et man pour mémoire dem musuma dégg fu ñu ne salaire fayuñu ko mairie bu Thiès parce que Diattara fayu man day maa ngi koy soog a dégg waaye léegi nag ku la dénk bu ne la li ma dénkoon doxul jox ma jox Diattara mu doxal dëkk bi jëm kanam état jàpp ci Idrissa Seck jàpp Macky jàpp mais wax ci jeex na léegi nag du ma guddal jël leen carte yi ngeen denc ko te préparé ko dugg leen ci biir kër yi ngeen wax ak seen mbokk yi àndu Idrissa Seck ak Macky Sall njariñu Thiès la bi Idrissa Seck àndul ak Macky Sall Thiès da doon jariñu kon su àndeek moom Thiès da ciy gën a jariñu nit nag doo weddi sa bopp mooy boo àndul ak Idrissa Seck yow da ngay wane ne Idrissa Seck li mu bëgg Thiès am ko ci nguuru Macky Sall yow loolu àndoo ci loolu monsieur Cheikh loolu maa ngi lay sant di la gërëm au nom du comité électoral de Thiès-Est maa ngi leen di wax ne leen monsieur le Sayer maire Sayer Mangane incarne l'espoir et il le montre chaque jour loolu ma di leen ko seddal amuñu ci benn xel ñaar ñu ngi ci terrain bi nuit et jour les jeunes les femmes tout le monde est déterminé ñu ànd ci liggéey bi di ko def avec tous les moyens possibles ñu ngi ci marché yi ñu ngi ci kër yi ñu ngi ci lépp et ce travail continue Cheikh yal na la yàlla fay sa taxawaay sa diggante ak le président Idrissa Seck xam nañu ko c'est-à-dire que yow tu vis la politique 12 mois sur 12 sans interruption jëf nag dafa am lu ma dégg keroog Diattara wax ko Maodo Malick ne ko jëf politique kenn du ci sonn di ko perte ñii lu ñu am ci politique muñ moo leen ko may ak tey nit nag booy politique da ngay tey sooy politique da ngay mën a xaar sooy politique da ngay mën a xam ni le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu te yàlla lu mu dogal day am ma bëggoon nag ñu am détermination ak engagement nangu premier article jaamu yàlla mooy nangu dogal ñii toog ñoom ñooy nekk maire Thiès loolu yàlla dogal jërëjëf. merci beaucoup. waaye frère El Hadj Diallo tàcc leen wax ko bu baax a baax. mais monsieur le ministre. la fay nangu ni également tu es un grand responsable du parti Rewmi jërëjëf donc ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di jégalu ñu fi toog ñëpp ci toogaay bu yàgg bi mais également xam nañu ni jaral na leen ko bés bi tey dañu waxoon rek dañu ko organiser pour présenter leen sunu candidat yi seer la ñu waxoon le maire de la ville Yankhoba Diattara ak le président du conseil départemental Siré Dia mais ak générosité le maire Lamine Diallo jóge ba Thiès Nord ak madame le maire Binta Bass di leen nuyu bu baax damay gàttal nuyoo bi su ma nuyoo sunu yaay Adja Garbe Fall ak sunu yaay Fan Ndiaye Tamsir nuyu jigéen ñëpp parce que tey bu ñu mënee woote fii daje ci turu Ngiraan Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ñoom ñoo tax ñu taxaw ba léegi nuyu bu baax sunu baay doyen Jacques Gueye su ma ko nuyoo nuyu responsable yi fi nekk yëpp
je pense que le ministre Yankhoba Diattara dina ma baal ci protocole boobu xam ne bu ma nuyoo doyen Page ak nuyu naa ko alors daje bi di sant bu baax waa Cité Pilo Cité Ñax Buntu Dépôt ak Malamine Senghor di gërëm également monsieur le ministre jigéen ñi nga xam ne ñoo waral manifestation bi te ba léegi kenn tudd leen feeñu si Yacine Diakhaté mi toog ci la bokk yore groupement de femmes Fatou Diop mëne si la bokk Fatou Ba ñoom Fatou Gaye Diop ñu ngi nii toog ak ñoom Sophie te pourtant kenn déggu leen protocole bi ni ma nee moo tax joxuma leen kàddu ñu wax donc maa ngi leen di sant leen gërëm di féliciter di gërëm également suma jeune frère yi Abdou Latif Sayer wax na ko léegi ñoom Vieux Thiam ak Bas xam lépp lu mu mën fii ñoom ñoo tax di wax ni rek dafa am ci candidat fii nii koo xam ne suñu maire la woon dama doon waxtaan ak moom bés mu ne ma dinaa leen nettali benn affaire am na benn élection nekkoon na candidat élection présidentielle mu ne ma am na benn élection mu dem dugg ci benn dëkk waa dëkk ba yépp génn topp ko yuux ko ovationné ko mu kontaan trop nee na ba ñuy joxee résultat yi ci ngoon mu jot résultat zone boobu am fa 0 mu ne ma waxuma dara élection ñëwaat mu dem duggaat ci dëkk boobu waa dëkk ba génn yokk topp ko di yuuxu mu bàyyi leen ba ñu yuuxu pare mu ne leen yéen ci prix du ngeen pousse na avance donc nit ñi topp la ak wooteel la bokkul monsieur le ministre fii ça fait 20 ans fii Passion Réew mi la réew mooy gagné depuis 2000 forme élection bu mës a am moo xam référendum la élection locale législative wala présidentielle gagné nañ ko loolu c'est grâce aux habitants de Cité Pilo Cité Ñax Buntu Dépôt ak Malamine Senghor lu ne def nañ élection yi passé Mame Diarra ngi ne dama naa ma Cheikh Lo ñi fii wut ay transfert ay dina fal bari nañu de maa doo dem nga topp leen nga xool leen yàlla dogal ñañu transféré yëpp ñun nañu voté ndax la ñu am 2019 moo gën a bëri lañ amoon 2017 donc fii Passion Réew mi la aujourd'hui Passion Benno Bokk Yaakaar lii leer ba leer mooy am na ci candidat yi Sayer Mangane m'a présenté un programme boo xam ni c'est un programme ambitieux pour les jeunes et pour les femmes parce que Macky Sall du dof Idriss Seck du dof candidat bu ñu tànn également doo dof te également yaakaar bu rëy moo tax yàlla nañ ko yàlla joxal ndam ñu bokk ñun ñëpp je sais que c'est quelqu'un qui porte l'espoir de la jeunesse et l'espoir des femmes mu am également suñu candidat à la ville de Thiès le ministre Yankhoba Diattara koo xam ni nekkagul maire bu ville parce que 23 janvier jotagul mais bés la ñuy xaar pour mu nekk ko mu mettre en place un programme ambitieux pour mettre en place plus de 200 millions dimbali groupement de femmes yi bés mu ne ma Cheikh ça fait 20 ans ñu ngi gagné ay élections yi fii te mosuñoo defal suñu jigéen ñi dara ak suñu jeunes yi dara mu def ay études ne groupement de femmes yi mu doon rencontré lépp dañu ko doon wax ni bëgg nañu accéder aux finances mais caution ak intérêt moo ñu sonal mu def ay études ak une banque locale ñu calculer ko caution yi ak taux d'intérêt yëpp qui avoisine autour de 25 millions mu ne ko jël naa ko en charge dimbale ko jigéen ñi Thiès yëpp ñu ngi lay gërëm di la sant te loolu c'est une première dans le programme bi mu war a lancer jeudi vous verrez effectivement que les femmes auront une place importante mu defal ma confidence également xëy na sax moo ko waroon wax ne ma am na lu may waajal jeunes yi loolu nag moom jeudi incha allah bu waree lancer son programme de campagne jeudi yéen ñëpp bu ngeen ko fekkee ñëw déglu si di ngeen ko dégg bugguma def exclusivité mais di profité si occasion bi maire sortant parce que dëgg bu jotee dañ koy wax
Nous avons beaucoup attendu. Saër a beaucoup attendu. Le ministre Diatara a beaucoup attendu. Mais il faut mon Mohamed, le train part le jeudi. Je parle du maire sortant sur le maire Pape Bassirou Diop que vous rejoindre la coalition Benno Bokk Yaakaar. Parce que fukki at ak ñaar président Idrissa jox na ko commune juróomi at joxaat ko commune juróom-ñaari at li ñu bëgg fukki at ak ñaar jàll mu jël sa jeune frère jox ko li la waroon mooy nga ngem bu topp ci ginnaawam jàppale ko maa ngi koy ñaan encore une fois jeudi incha allah Diatara et les maires vont présenter leur programme mu teew fa pour manifester wax ni Idrissa Seck ànd na ci bu ko deful jeudi le combat politique démarrera ñu ngi koy ñaan bu fekkee ko maa ngi ñaan yéen ñëpp ñu mobiliser wu pour que le 23 janvier incha allah ñu jox une victoire éclatante à la coalition Benno Bokk Yaakaar defal ko président bi defal ko le président Macky Sall maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. 2009 ba 2014 zéro faute inspection d'état ñëw na fi contrôleur ñëw na fi on n'a rien vu wax ci bari na mais comme li Idrissa Seck doon wax rek jusqu'à l'extinction du soleil vous ne verrez aucun centime détourné de la part de Diatara kooku laay waaj a jox kàddu gi le 23 juin ñu delloo ko à la mairie de ville ñun ñëpp ñu dellu mairie Saër dem est Lamine Diallo dem nord Siré Dia dem département Binta Ba dem ouest Diatara dem mairie de ville wax yi ngay tàcc ko bu baax awuleen ma xaru yéen ñi awuleen ma xaru am na ñoo xam ni du ñuy wéet di xaru li ko waral mooy seen fii du neex wali baaxol yaa ngi feex bay si yow doxal baaxol yaa ngi feex man sama xol bi moom dafay neex baaxol yaa ngi feex bay baaxol yaa ngi feex bay woo wallaay sama xol bi dafay neex man baaxol yaa ngi feex am na ñoo xam ni du ñuy wéet di xam jërëjëf asalaamaaleykum mbokk Cité Pilo jërëjëf marque d'estime jërëjëf ci yéene yëpp jërëjëf ci ñaan yëpp ngeen may ñu rek ñu yëkkati ay kàddu nuyoo di ko jébbal mbokk Cité Pilo di ko jébbal mbokk waa Cité Ñax di ko jébbal mbokk waa TVF di ko jébbal mbokk waa Thiès Est yëpp bala ñuy sori ci kàddu yi ñu am une pensée pieuse à notre responsable suñu wayjur nga xam ni fii ci Thiès ak fii ci Cité Pilo ak Cité Ñax suñuy wax politique di wax koo xam ni moo représenté la dignité représenté ngor représenté ànd nawle ànd koog président Ablaye Wade ak le président Idrissa Seck muy suñu wayjur ko Ngiraan Ndiaye ñuy ñaan yàlla yàlla yeesal yërmande ci kawam ñu koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jugee njabootam gi fu bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo yàlla na coonoom yépp yi mu doon def ci àdduna nekk mën naa ni bànneex ak noflaay fa mu tëdd njabootam gi également yàlla barkeel ñu feddali kóllëre ak waa këram ak njabootam yi fi des suñu waxee loolu Adja Garmi mën na ko séede maire Fan Ndiaye Tamsir mën na ko séede te defe naa ni kàddu yi fi yëkkati sànq
wane na ànd bu rafet ba nga xam ne àndoon nañ ko suñu wayjur Ngiraan Njaay kon yàlla na ko yàlla yërëm di wax njabootam incha allahu rabbi na ko président Idrissa Seck waxe woon rek tey la ñu gën a feddali kóllëre ak seen njaboot tey la ñu war a feddali suñu taxawaay ci wetu seen njaboot te loolu ñu ngi koy manifester saa su nekk président Idrissa Seck mu ngi koy manifester saa su nekk kon Sayer na nga ko xamee noonu defe naa ne suñu mag suñu frère Cheikh Lo également xamee na ko noonu ndax tey si yàlla dogalee Cheikh Lo am fit am xel am xalaat bay organiser lu toll nii ci keppaaru Feu Ngiraan Njaay la ko jànge kon Cheikh je pense qu'il a été à la bonne école ñu ngi lay féliciter ci yoonu tànk yooyu nga topp ba ci fii tey comme ni ma ko waxee sànq également si jotaay yu mel nii suñ gisee suñu wayjur yi mooy suñu yaay di suñu kilifa di Adja Garmi Fall suñ ko gisee suñu xel day dal malgré son âge malgré état de santé mu ngi suñu wet nekk suñu biir di ñu gunge di ñu jox fit mën naa ni dañu gën a encouragé kon yaay booy jërëjëf jërëjëf yàlla na ko yàgg a taxawee yàlla na ko yàgg a def te noonu également lañ koy ñaanalee suñu yaay Adja Fan Ndiaye Tamsir honorable député di ko nuyu di ko ziar di leen sant ci gunge bi yàlla na gën a yàgg noonu également la ñuy nuyu responsable yëpp defe naa ni doyen Jacques Gaye suñ ko tuddee ak doyen Mass Femme représenté nañu mën naa ni les anciens jigéen ñi nag yàlla dogal na suñu tuddee Adja Binta Bass mën naa ni responsable femme yëpp yi ne ci tribune bi ak ci public bi dinañ leen nuyu kon Adja Binta ñu ngi teg loxo bi sa nuyoo ñaan la nga jottali ko suñu mbokku jigéen yi di leen sant seen mobilisation ak seen taxawaay président Idrissa Seck da doon wax ci politique borom musóor yi ñoo ci mën borom mbaxane yi defe naa ni ku ñëw fii gis taxawaayu jigéen ñi gis seen mobilisation yàlla wane na ni tey jigéen ñi macha allah seen taxawaay rafet na yàlla na gën a yàgg yàlla na gën a yàgg li ngeen ci yaakaar yàlla na ko yàlla def mais également ngeen may ma def mention spéciale à la jeunesse surtout la jeunesse de Thiès mani surtout la jeunesse de Thiès Est je retrouve la jeunesse combattante la jeunesse victorieuse la jeunesse travailleuse de Thiès Est bi nga xam ni moo doon assurer la victoire tey ñu ngi nii kon la victoire est assurée à Thiès Est ma lay féliciter Sayer maa ngi lay féliciter ci ni nga réussir remobiliser jeunesse bi ndax c'était pas évident absolument fii yéen a ko moom fii ñoo ko moom jërëjëf c'est ça la jeunesse de Rewmi c'est ça la jeunesse de Benno Bokk Yaakaar ma leen di féliciter ni ngeen ànd nekk benn def bloc ndax loolu mooy ligne bi nga xam ne président Macky Sall ak président Idrissa Seck bëgg nañ ko te wane nañ ko ci kaw tey ci suuf ñu ngi koy wane kon jeunesse bi félicitations xam nañu la victoire est assurée à Thiès Est. Merci beaucoup donc di wax ni rek suñu teewaay fii tey ci Cité Pilot répondre à l'invitation de notre frère de notre ami monsieur le maire Cheikh Lo teewaay la boo xam ni mbégte lañ ci am ndax ñëw répondre Cheikh Lo ku fi ñëw da ngaa jéem a fay bor ndax yàlla dogal na monsieur le maire Cheikh Lo taxawaayam ci parti bi taxawaayam ci wetu président Idrissa Seck taxawaayam dans la coalition rafet na rafet boo xam ni Cheikh ku fi ñëw daf laa jéem a fay bor kon Cheikh jërëjëf ñu ngi lay sant ci sa taxawaay ci wetu président Idrissa Seck ñu ngi lay sant ci sa taxawaay ci biir coalition bi mais également ñu ngi lay sant ni ngay taxawoo suñu kilifa yi suñu wayjur yi nga xam ne yenn saa yi ñun jot duñ ko may mais yow yaa ñuy wutu ci ñoom te loolu nag ni nga taxawoo Adja Garmi ni nga taxawoo Adja Fan Ndiaye Tamsir war na tax Cheikh Lo ñu sant la gërëm la mais également suñ fi ñëwee dinañu constater ak rafetlu liggéey bu am solo bi nga doon def ci terrain bi Cheikh ndax lii réussir ko yombul réussir lu mel nii c'est pas évident liggéey moo koy maye te Cheikh Lo liggéey nga te lii nag la ma waxoon Maodo Malick Mbaye kenn du def lu baax di am lu bon
doo liggéey politique bu am solo bii nga xalaat ni ëllëg kenn du ko récompenser. Cheikh, ton tour viendra, tu seras récompensé comme say morom ndax liggéey ko ko te mérité nga ko kon na sa xel dal. jërëjëf Cheikh, sa tour dina ñëw Cheikh, li nga liggéey du nax saay li nga liggéey kenn du ko annulé li nga liggéey du mas a réer mais aussi xam nañu sa loyauté ci président Idrissa Seck xam sa loyauté ci coalition Benno Bokk Yaakaar moo tax bi yàlla dogalee son excellence président Macky Sall ak le président Idrissa Seck désigné Sayer Mangane comme candidat de la coalition à Thiès Est da ngaa mobiliser wu ginnaaw Sayer Mangane pour jàppale ko te loolu grandeur la te loolu mat moo koy def mais ak loyauté nga ko defee te yaa ngi xar sa tànk tubéy pour que la victoire sera assurée kon Cheikh war nañ la féliciter war nañ la gërëm wane woo benn état d'âme te loolu grandeur la yàlla dogal na yàlla daf ñu boole nga nekk sama frère ñu déggoo nekk ay xarit nekk ay wëllëre ma gis sa liggéey apprécié gis ni ngay liggéey ak méthode ni ngay liggéeyee également ak générosité nga am sens du sacrifice di mën naa ni fàtte sa bopp pour ñeneen moo tax man bi yàlla dogalee ma ni ma am xalaat daan ni yàlla dogal na tey président Idrissa Seck ak président Macky Sall joxate waat nañ loxo ñu ngi liggéey Sénégal waa Thiès lan lañ leen war a jàppale au-delà des programmes yi nga xam ne état baa ngi koy def ci noonu laa amee xalaat ma ni la Cheikh dama bëgg ñu xalaat nan la ñuy jàppale jigéen ñi ak jeunes yi yow nga commencé woon avant di jël ci sa salaire di dem di def ay caution di jël ay financement di jox jigéen ñi ci sa salaire te xam nañ ni salaire enseignant nga tàmbali ak say moyens propres bi ma ñëwee wax la ko nga def le tour de Thiès fu am groupement nga seeti fu nekk dugg nga fa waxtaan ak jigéen ñi am na sax ñu la ci doon reetaan am na sax ñu doon yàq naan doo dem fenn wala dañ li duñu gis dara ba yàlla ñëw tey yàlla defal ñu sutura ñu waxtaan ak suñuy partenaire pour jàppale jigéen ñi ak jeunes yi pour jigéen ñi 100 millions lañ mobiliser déjà pour jàppale leen 100 millions yooyu conseil d'administration bi ñu monté Cheikh Lo moo ko jiite kon jigéen ñi seen xel dal xam leen ni Cheikh Lo mooy coordonné programme boobu te biñ koy lancé barki démb directeur bi nee na mën naa dina joxe ba 200 millions kon jigéen ñi na seen xel gën a dal mais suñu yàlla defalee sutura ba li nga xam ni moom la ñuy wut ñu koy yaakaar muy jël la mairie de la ville de Thiès wax naa dinaa yëkkati 100 millions ci budget bi déposé ko pour am 1 milliard pour les femmes de Thiès 1 milliard laa yéene waa Thiès loolu nag jërëjëf 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 loolu nag 1 milliard boobu pour waa ville de Thiès la ndax xam nañu ni jigéen ñi ku leen jàppale ñu dem ku leen accompagner ñu dem ñoom ñëpp bëgg a liggéey mais fan la ñuy tàmbalee ak fan la ñuy jaar mais xam leen ni jigéen ñi Thiès na seen xel dal dinañ leen jàppale dinañ leen accompagner 100 millions yi commencé nañu financer groupement yi Cheikh Lo mu ngi coordonné lépp kon Ndeye Marie yow ak groupement yi fi ñëw na seen xel dal xam leen ni Cheikh Lo mu ngi ci yéen Cheikh Lo mu ngi liggéey pour seen financement yi gaaw a génn loolu moom ndax li nga xam ne mooy caution yi man déposé naa ko pare jox naa leen xaalis déposé nañu caution yi fay nañu sax intérêt yi à l'avance kon ngeen xam ni kon leen amatu leen stress ak pression bu ne ci seen kaw loolu lépp réglé naa léegi nag jeunes yi ñoo ci des les jeunes yi xam leen ni la ma waxoon du ma leen fàtte ndax man jeune laa comme yéen non man ak yéen a fàtte kon jeunes yi nee na incha allahu rabbi alxamis jërëjëf
jërëjëf jeunes yi wax naa ko mani pour les jeunes dañu am deux instruments ndax y a la DER mais également y a le programme bi nga xam ne ñun dañ ko yor di ko fi appuyer jeunes yi li ñu tënk mooy pour les jeunes dañuy lancer alxamis un premier financement de 50 millions pour les jeunes nga xam ne jeunes yi yéen nag il faut nag ngeen organiser wu mais je vais déposer la caution pour lever 50 millions commencer ak yéen loolu dama koy bonifier après ak le financement de la DER nga xam dinañ mën dem ba 100 millions jëm ba 500 millions mais loolu wax naa leen sànq pôle emploi bi nga xam ni moom le président de la République teg Thiès pôle emploi bi Thiès 4 milliards la ci am 4 milliards kon Ro Diouf Lamine nga xam ni Thiès est la dëkk yéen waa Thiès est war leen pet surtout jeunesse bi il faudrait ñu xool également ak budget bi nga xam ni mu ngi pôle emploi pour les jeunes de Thiès nan la ñuy def pour 50 millions yi nekk début rek mais ñu complété ko ba jeunes yi mën a jot lépp li nga xam ne soxla nañ ko ci financement mais nag il faut ngeen organiser wu jërëjëf ba tax na kon dañuy rek dalal xel yëpp jigéen ñi ndaw ñi na seen xel dal jigéen ñi ak ndaw ñi ñooy priorité président de la république defe naa ne wax na ko ci discours am ci 31 décembre bi ñëpp dégg nañu mais également instruments yi nga xam ne teg na ko en place pour accompagner et appuyer les femmes et les jeunes dinañ ko mettre à votre disposition su loolu weesoo li nga xam ne ñun yàlla wërsëgale nañu ñu am ko yéene nañ leen dinañ ko bokk ak yéen ndax li nga xam ne mooy caution yi ak mooy intérêt yi ñun ñoo leen koy fayal kon ngeen xam ne ñun li ñuy am as tuut dinañ ko bokk ak yéen kon côté boobu na seen xel daal ba tax na caution du leen sonal intérêt du leen sonal ndax man dafa am jigéen ñu yàgg ñëw di ma seet naan ma waaw dama defoon jëloon fii prêt mais léegi dafa am lu ma ci dab mais est-ce que doo ma dimbali fayal ma ko ñu bëri ay jigéen pour tout le temps di ma demandé ma leen di dimbali di leen joxel di leen fayal ma ne léegi nag intérêt boobu léegi man dinaa ko ràngoo dinaa ko gàdd pour jigéen yi nga xam ne loolu dootu leen sonal mais également sooy ubbi compte ñu laaj la 15000 assurance 5000 man loolu lépp dinaa leen ko jëlee en charge ngeen xam ne da ngeen di ñëw rek ubbi seen compte li ñu war yëpp ñu fay leen ko jox leen seen financement ngeen dem liggéey loolu rek moo ci am solo ba tax na kon di dalal seen xel ci loolu mais également di wax ni également waa Cité Pilot Cheikh Lo mi nga xam ni moom la programme bi nekk ci loxoom na seen xel dal xam ni dinañ leen wutal également financement boo xam ni Cheikh Lo gën a jege nag gën a yey il faut que waa Cité Pilot ak Cité ak TVF ak Cité ñax gis seen bopp bu baax a baax a baax a baax loolu moom Cheikh vraiment def naa ne war nga ci bàyyi xel beneen bi mooy assainissement wu Cité Pilot ak assainissement wu Malamine Senghor ñëpp dañ koy wax ak waa Cité ñax le programme d' assainissement président de la République demandé na à ce que li ñuy wax branchements sociaux yi nga xam dafa doon am ci ndox ñu def ko dans le domaine de l' assainissement kon na seen xel dal xam ni dinaa ci waxtaan ak sama collègue bi yor mbiru assainissement mais également directeur régional bi nekk fii à Thiès te boole woon naa ko Cheikh Lo déjà ci benn programme bu ñuy def au niveau de mën naa ni Sampaate ba commencé woon na leen accompagner kon la seen xel dal am na ko fi wax sànq les retrouvailles entre le président Idrissa Seck et le président Macky Sall doivent bénéficier et profiter largement aux Thiessois loolu ñun ñoo ko war a liggéey loolu ñun ñoo ko war a dox sinon amul sens c'est pas rek que am nañ ministre wala léegi mais li nga xam moo jëm ci population yi dañu war a dem di ko ñoddi di ko yëkkati di ko xëcc ci fële à Dakar di ko indi ko teg seen loxo noonu la waa Thiès di gëstu seen bopp ci retrouvailles entre le président Idrissa Seck ak le président Macky Sall ba tax na kon dal leen seen xel xam leen ni au niveau des communes de Thiès ce sera une équipe unie une équipe unifiée une équipe d'une nga xam dañu am entente seen biir dañuy bokk ndey bokk bàyyi di yëkkandoo di tegandoo ñoom ñooy nekk ci seen communes yi pour liggéey askanu Thiès te yàlla suturaal nañu fii à Thiès Est
ki nga xam ni moom la ñu yaakaar suñu xel daj ko président Idrissa Seck daj ko ak président Macky Sall pour mu représenter ñu c'est le frère Sayer Mangane comme candidat de la commune à Thiès Est. Sayer suñu rakk la Sayer suñu xarit la dinañ ko jàppale dinañ ko accompagner dinañ ko encadrer yaakaar bi kilifa yi am ci moom ba teg loolu ci loxoom yàlla may ko ci ndam def ko sutura. Monsieur le maire, soyez rassuré, on sera à tes côtés comme nous l'avons toujours été xamal ni dañ la jàppale dinañ la taxaw yaakaar bi nit ñi am ci yow yàlla ko yàlla moo tale jàmm vraiment di dalal ci xel bu baax di également wax ni au niveau de Thiès Ouest ki nga xam ni tey elle représente dignement les femmes ki nga xam ni tey moom la ñuy xoole jigéen ñi moom la ñuy xoole suñu yaay yi moom la ñuy xoole suñu mën naa ni tante yeeg umpaañ yi te nga xam ni matali na ko sëkk nag mooy Adja Binta Bass bu Thiès Ouest moom tamit na seen xel dal ci moom jigéen la yaay la lépp la lu mu mën a taxawu askan wi dina ko def te dégg ngeen ni mu def commencé def plaidoyer yi ak taxawaay yi mu ci jot a am te loolu moom xam nañ dinañ ko ci jàppale ko jàppale suñu bopp la elle ne sera pas seule dans ce combat te madame la maire rek sa xel dal bu baax a baax a baax ki nga xam ne nag nee nañ fee le messie de Thiès politique nga xam ne moom au niveau de la Thiès zone nord moo tax sax bëri wuñ fa tànk ndax macha allah yàlla boole na ko une équipe compétente une équipe dynamique une équipe travailleuse ak moom tamit ci expérience am mu ngi koy déroulé à Thiès nord te ñu suñ xel dal fa muy le maire Lamine Diallo ñëpp xam ko xam ni moom tamit dinañ ne ci wetam ndax Lamine aussi a été à nos côtés on a vécu des moments difficiles dans cette ville on a vécu des moments d'une adversité politique inouïe mais il a été toujours présent kon Lamine dañ koy sant di ko gërëm mu xam ni dinañ ànd ak moom comme ni mu doon ànd ak ñun di ñu jàppale kon Lamine tu ne seras pas seul sois rassuré que dinañ la accompagner vraiment di wax ni rek macha allah yàlla suturaal nañu tey au niveau de la coalition ñëpp a ngi ciy joxe à fond li nga xam ne gisoon nañ ko si ta Lamine suñu frère suñu xarit Maodo Malick Mbaye def ko gënoon na dalal suñu xel moo tax monsieur Diallo dañu lay féliciter di la gërëm te la yóbbantu nuyoo ci Maodo c'est un frère suñu xarit la xam nañ expertise ak engagement nga wax ni ko tey lañ gën a soxla taxawaayam tey lañ gën a soxla soutien tey lañ gën a soxla jàppaleem mais aussi sa présence à nos côtés pour assurer une victoire large au niveau de Thiès Est mais également dans la ville de Thiès Sita Lamine moom xam naa ne moo ko lañ koy gis wane na ko ba tax na ko dañ leen féliciter di féliciter aussi Ibou Diagne les jeunes de Maodo ñi nga xam ne ñëpp ànd équipe gis naa ni ñu àndee vraiment ak Maodo donc ñu leen di féliciter ak jigéen ñëpp mais également di rassurer notre ami Diouf di la yóbbante ci Abdou honorable député Abdou Mbow ñu lay yóbbante ci moom gis nañ également ces jeunes ak ni ñu àndee ak waa jeune Thiès Est di wax ni Thiès Est suñu xel dal na ndax mobilisation yi ñu fa gis engagement yi ñu fa gis tax na ñun amatuñu doute am hésité duñu xam nañ ni au soir du 23 janvier la victoire sera assurée à Thiès ça moom kenn du tëdd te noonu également la ñuy yóbbante nuyu ak ziar suñu wayjur le président Siré Dia ñëpp xam nañ Siré Dia taxawaaye Modou Fall li ñu ko wax sànq dafa mot sëkk ci engagement ak détermination kon defe naa ni à Thiès ñenn ñaa ngi wax mais war nañ xam ni la victoire est déjà assurée moom naa ni Thiès les jeux sont déjà faits ba tax na kon dañuy sant ñëpp rek di gërëm di wax ni ñu joxante rendez-vous au soir du 23 janvier 2022 pour fêter la victoire à Thiès Est ñu ngi sant ñëpp di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf.